8 mars ci la ñuy des ba tey waaye bu at bi ñu weesu 2021 ci fàttali njiitu Pastef les Patriotes ci la ñu ko inculpé woon daal di koy placé sous contrôle judiciaire ci dossier bu viol bi ñu ko tuumaal ki ko def ji Adji Sarr Ousmane Sonko boobu ba tey mënul génn fii ci réew Sénégal dugaloon nañu ab recours ay avocat ngir ñu yëkkati boobule mesure boole yàggul waaye parquet bi daf ko bañ ndax la mu xamle mooy dégluwuñu ko ba tey ci fond bi moom kon kaddu bu mujj bi doyen des juges moom moo ko yor ñoondu ci ay fàttali ak Fatimata Diop. un an bés bi dellu si ginnaaw ba ñu ko rek tuumalee ci mbirub viol ak menace de mort moom leader bu Pastef di Ousmane Sonko muy masseuse bi di Adji Sarr moo ko tuumaloon mu mel ni am na lu yees ci bile dossier ndax défense bi dafa saisiroon juge bi yore deuxième cabinet nekk it intérimaire bu collègue am bi yoroon premier cabinet di défunt doyen des juges Samba Sall saisine boo xamante ne ci ñaari mbir la bokk na ci ñu jot délivrance copie bu dossier bu procédure d'audition bu fond bi waaye itam yëkkati contrôle judiciaire bu rek Ousmane Sonko waaye ci ay xibaar yoo xamante ne jot nañ ko ci benn pàcc ci presse sénégalaise bi moo di demande bu ni mel dañu ko rek daal di neenal bu ñu sukkandikoo nag ci yenn ci ay avocat wu Ousmane Sonko yi ñu jot jàpp ne lu ni mel manipulation la bu jukkee ci parquet bi ngir jéem a lëndëmal xelu juge bi ak itamit askan wi waaye nag ñoom jàpp nañ ne rek duñu yëy yàbbi ci information bu wérul bi ndax nag kili di juge bi ba tey ji ñuy addu tontoogul ci seen dossier bu ñu sukkandikoo ba tey ci avocat bi moo di rek fu mu toll nii seen client bi bëgg nañu daal di teg gi li ñu teg ci ndoddam ngir rek mu daal di vaquer ay occupation en tant que maire bu yees bu Ziguinchor. mu ngoog dossier boo xamante ni day di met ci wàllub yoon demul dikkul 1 an mu ngi ci contrôle judiciaire ci fàttali Barthélémy Dias moom bosam ëppoon na fukki at. tout à fait du Ousmane Sonko rek wax nga ko Barthélémy Dias mais y a aussi Guy Marius Sagna ak ñeneen ñoo xam ne ni dañu am contrôle judiciaire te loolu aussi favoriser wul le bon fonctionnement de la justice parce que dafa am benn délai raisonnable pour le traitement des dossiers judiciaires. parce que su fekkente ne nii dañu téye mbir yooyu noonu justiciable bi dañ koy porter préjudice. su boobaa parce que yow mënoo am lente ak yoon létti wuñ la firi wuñ la te yow aussi nga am say droit ak say àq. day mel dañ la ko xañ te loolu nag wax dëgg yàlla boo gisee lu mel noonu day wane ni rek justice bi dafa sooxe parce que yàgg nañ ko wax yàgg nañu alerter xëy na tey Ousmane Sonko moo siiw Barthélémy Dias moo siiw Guy Marius Sagna moo siiw mais am na ñoo xam ne nii c'est des personnes dans l'anonymat ils croupissent dans les prisons ci délai yoo xamante ni kenn xamul ñaata année la ñu jiñ la ni da nga rey nit te wóor la ni da nga reyoo ñu bàyyi la fa pendant plusieurs années et puis am na ay cas yoo xam te ni sax def nañ ko fi ay reportage nit koo xam ne jàpp nañ la pendant presque 10 ans ñu génn la defoo dara ba pare sax nag kenn dàmp la donc yooyu tey jàpp naa ne question yooyu c'est urgent wax nga ko 8 mars daaw ba 8 mars ren ci diggante bi lu bëri xew na ci juge Samba Sall génn na àddina ñu koy ñaanal yàlla am na ko remplacer kooku it na gaawantu baral jéego yi comme ni ko Alioune Tine waxee que ni aussi tamit nañu libérer entre guillemets Ousmane Sonko mooy ñu lañ ko létt wala ñu firi ko. Abdoulaye Mbow contrôle judiciaire bi lan la ko mën a yàqal ci carrière politique am ak itam ci fonctionnement mairie wam. donc defe naa ni ci carrière politique am jàpp naa ni dara waru ko mën a yàqal dara parce que tudd nga l'exemple de Barthélémy Dias depuis près de 10 ans ou un peu plus il est sous contrôle judiciaire te taxul nekkaat na fi maire de Mermoz Sacré-Cœur wëlbati ko ñu fal ko lii nga xam moo di maire Ndakaaru damay jàpp ni lii nga xam ne mooy contrôle judiciaire defe naa ni kii nga xam ne Ousmane Sonko fii la am kër fii la am toutes ses activités wëlbati ko ñu dénk ko ab dëkk mu nekk fa maire mu war a mën a liggéeyal ngir askan gi nga xam ne fal nañ ko ak askan gi ko falul maanaam toute la commune de Ziguinchor damay jàpp ni nag lii nga xam ne moo di passeport am war nañ ko mën a jox parce que defe naa ni amul fenn foo xam ne dafay daw mu ngir mën na fa dem toogi may jàpp ni nag war na mën a wóyal liggéeyam war a dem signer ay partenariat war a dem wuti ay partenaires sur le plan international may jàpp ni nag lépp li nga xam ne moo di yéexite bi nga xam ne constaté nañ ko si ay dossiers judiciaires war nañ ko mën a gën a baral ba nga xam ne effectivement daañu mën a féetale ku ne fi nga war a féete ba nga xam ne dossiers yooyu dañ koy teg suñu ginnaaw mën a avancer véritablement vers l'essentiel parce que aujourd'hui Dakar Ziguinchor Kaolack Tamba fu ne def naa ni y a beaucoup de choses essentielles qui attendent ñi nga xam ne fal nañ leen fal bu yees au soir du 23 janvier dernier donc damay jàpp ne justice nag war na mën a may requête bi nga xam ne avocat yi jox nañ ko pour mu mën a
def li nga xam moo di liggéeyam sur le plan international et comme sur le plan régional comme sous-régional. Abdoulaye ñu wax ci lakk bu metti bi amoon démb salle des ventes daanaka mu yóbbu luy lépp lakk boobule dafa tax sax ñuy waxaat ci ñàkkub kaaraange yi am ci marché yi kenn àddu ci mu di Amadou Kanar Diop xam-xamam màcc ci wàllu protection civile moom mi lee la mu daal di xamle moo di groupe Sénégal dañoo lajj ci mission bi ñu am ci appliquer règlement bi ci wàllu wi bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom gën kaa néew fukki marché dañuy lakk at bu nekk te gën kaa néew itam ci ay koppar juróomi milliards dinañ ko ci ñàkk ñu ànd ceeg moom. marché yi nag at mu nekk ci Sénégal daañu xool lu war a bat fukki marché yu ci tàkk ci en moyenne loolu nag dana indi ci yàqu-yàqu ak ñàkk maanaam dommage ak perte dana indi lu war tartu 1 milliard ba 5 milliards par an boobu ba léegi nag autorité administrative yi politique yi ak autorité municipale yi ak association commerçant yi jëlaguñu dëgg xeex ko pour taxawaguñu dëgg pour xeex loolu pour loolu bañ fay jóge bi ñu 1998 ci 12 janvier état bi ak génnoon arrêté interministériel buy wax ne nii la marché yi war a tëdde boobu ba léegi malheureusement kenn appliqué wu ko bu dax ci dolli installation électrique bi électricité bi nii la war a nekk quantité bu nekk daa war a am compteur boppam installation bi professionnel ko war a def matériel ba ci nekk du doon matériel chinois am loolu lépp arrêté bi bind na ko lépp arrêté bi àdduna si comme ni mu ko waxee état bi ñoom ñoo fayir ci fexe ba ñu appliquer règlement bi waaw defe naa ni war nañu mën a fexe ba nga xam ne lépp li nga xam ne tëgg nañ ko mu di yoon ñu war ko mën di doxale waaye li nga xam ne moo di jéey yi nga xam ne ñu ngi koy constaté surtout si wàllu marché yi lancé na woon nañ fii li nga xam ne moo di opération de modernisation des marchés yi nga xam ne ñoo nekk à travers le Sénégal amoon na sax benn point focal au niveau si je ne m'abuse de la Gueule Tapée du marché de la Gueule Tapée waaye tamit autant état dafa am responsabilité autant ñi fay liggéey dañoo am responsabilité parce que commerçant bu jël ay millions chargé ko si sa boutique ba pare ngay nangu di def branchement clandestin def naan loolu c'est de l'irresponsabilité totalement à tout point de vue waaye itam bu fekkee ne yow da nga loué denc ay millions si sa magasin ba pare magasin bi répondre benn norme de sécurité ay bant ko wër ak ay zinc te itam daj yi si marché yi bari na donc y a énormément de facteurs mais jàpp nag bu ñu demee niveau boo xam ne nit ki mi ngi dugal ay millions di liggéey ay millions war na mën a fexe am magasin yoo xam ne dafay répondre par rapport ak catégorie bu mu toll moom si li nga xam moo di njënd ak jaay waaye mun ñu toog suba nga ne marché Sandaga gannaaw suba nga ne parc Lambaye Pikine après nga ne salle de vente wëlbatu ko ne marché Ocass wëlbatu ko ne marché central Kaolack wëlbatu ko ne marché Ziguinchor mu mel nii en réalité souvent dafay am ay phénomènes yoo xam ne on a l'impression que c'est des phénomènes cycliques parce que dañuy toppalante dañuy toftalante waaye nag état itam na jël ses responsabilités au plus haut niveau li nga xam ni moo di norme li nga xam ne moo di respect en parfaite entente avec l'autorité administrative et les maires des différentes collectivités ñoom itam ñu jël seen matuwaay ba nga xam ne